donc lañ ko jox lekk leen ko. ah suñu xaalis bi ñu sàccoon la. ah kon ñu jël. d'accord. aywa président yaa wax lool de ñu dem seetaan benn ci sa élément yi Abdoulahat Ka ci parrainage yi ñu jëm président moom de ba muy distribuer nee na dina jox chef de village yi kenn ku nekk 50 000 ngir mu remplir fichier yi mu ko jox président nañ dem seetaani ko. fii su koy bëre fukki nit lay def. moom la yoon. moom la yoon. waa président waa élément bii rek loo ci wax. lu lew la lu leen lew la donc lañ ko jox lekk leen ko parce que alal jooju du alal ju lew. ah lewul. alal jooju du alal ju lew. jërëjëf président ñu déglu kenn ci oustaz yi. oustaz Seydou Socé loo xam ci lii. xëy na nag moo gën a gaaw nit ne san moo tax pauvre baaxul ñàkk baaxul. ah bon. ñàkk baaxul parce que ki amul ndekki moom boo ko joxee 2000 francs moom mu ndekki waale. ndax lan. xam naa moo gën a gaaw ki lay dig naan la suma gagné yi nag yàlla rek a xam. kon ñàkk baaxul. réew mu pauvre la ñuy campagne xaalis réew mu amul dara la ñuy campagne xaalis mais réew bu tanee nit ñi kenn ku ne am 2000 francs yoo ndekkee. waa loolu nag. bu yàggee ñu jaay suñu réew baaxul. fa saxafa xaw ma woo. fa ataahu. waaw. politiciens yu bari dañ koy def. oustaz Seydou Socé ki la jox. 2000 francs nga wooteel ko. loolu mooy. kooku du la def nawle. ki la jox. saako ceeb nga wooteel ko du la def nawle. ki la jox. 5000 francs nga wooteel ko mais du la liggéeyal jamais de la vie. ndax lan. joxoon na la 5000 ba maanaam léegi yaa ko jaay sa réew. ki la jox saako ceeb nga wooteel ko jaay nga ko réew mi. loolu mooy fastaxafa qawmahu fa ata'uhu innahum kaanu qawman fasiqin. maanaam. yàlla mu ne même kuy politique noonu sax kàccoor na la yàlla tuddee kàccoor innahum kaanu qawman fasiqin. kii politique xaalis da ngay ñëw pour jënd nit ñi. mais bu fekkoon ne wax dëgg yàlla nit ku baax nga am programme bëgg ci génnee nit ñi mais programme c'est important. jërëjëf oustaz Seydou Socé jërë ngeen jëf mbokk yéen tamit waxoon naa leen ci sama benn taalif ni leen bul di nangu kuy jënd sa carte mooy sa ëllëgu réew nanga ko teg ci sart politicien opposant gouvernement fonk leen suñum réew te def ko ni jamaa yow mu yor sa carte fas yéene voté bul xuloo bul xatse bul yokk joote GCB ak Sohaibou lii la leen indiloon di gërëm Baye Assane Mesre di leen jox dig daje ci beneen waxtaan. voilà donc comme ni ma leen koy waxee mes frères et sœurs xam nga nee nañ la nee naa leen Macky Sall bi muy wax ak bi muy jëf ça ne fait pas un siècle Macky Sall bi muy wax ak bi muy jëf bu yàggee ba yàgg juróom-ñaari at la def juróom-ñaari at kese la def donc fàtte xeju fi it's no need to forget. xam nga man comme li ma leen wax bu ma génnoon Macky Sall bu doon 2012 la génn ma génn 3 mois après ça di ngeen ne waa ji mayul nit ki temps he didn't give him time parce que Macky Sall 3 mois de sa promesse la commencé yëfu doomaraama mi 3 mois bi mu promettre doomu sénégalais yi ne day jub mooy biñ ko falee 3 mois après biñ ko falee la Aliou Sall commencé doon milliardaire donc ce qui veut dire bu ñu génnoon 3 mois de cela sénégalais yi mën nañ ñu ne waaw léegi lu tax ngeen gaaw a génn nii waa ji donnez-lui la chance waaye déedéet waa ji jaay na sa kër jaay na dëkk bi ñu ne may leen ko chance loo leen bëgg ñu may ko chance mu jaay réew mi déedéet on va sauver le pays. Macky Sall jaay na Dakar Macky Sall jaay na këram jaay na Sénégal jaay na suuf si yépp mais Macky Sall buñ ko may mu yeggali desitu Sénégal bi parce que bu dul dara ñun bëgg nañu Sénégal we like our country we love our country ñun dañu bëgg suñu réew dañu gëm suñu réew we believe in our country and we believe in our people ñun xam nañu xam-xam bi Sénégal am xam nañu capacité humaine bi Sénégal am we know our resources xam nañu ressources Sénégal we know what Sénégal can do for itself Sénégal boo ko mayee njiit bu jub pour 3 ans doomu sénégalais yépp jaaraat yoon if you give Sénégal 3 years boo mayee Sénégal 3 ans yoo xam ne kenn luubalul alalu Sénégal jub ngeen toog déglu Macky Sall mu leen wax ay train régional ay train express régional déglu leen li ma leen di wax de Macky Sall tabaxal nañ ñu aéroport disons boo xam ne tey boo ko tabaxee woon 100 milliards ci lay yem mu jël leen disons benn 900 milliards Macky Sall tabaxal na leen autoroute defaral na leen autoroute boo xam ne tey boo ci defoon disons 200 milliards mu sotti autoroute boobu dem coûter leen 700 milliards defaral na leen
nee nañ leen building administration xam nga toujours bu ma leen di wax nee naa leen doomu aadama booy wax da ngay xam lu la leer. building administration ki ko Macky Sall jox Bamba Ndiaye la. Bamba Ndiaye boo indi woon xaj bu jigéen sa kër sax Bamba Ndiaye da koy war kooku laa leen wax de genre nit ñooñu la xaj bu jigéen waxuma la nit bu jigéen. like even a female dog if you put it in your house Bamba Ndiaye boobu boo ko bàyyee ak xaj bu jigéen boobu ci biir kër gi boo ñëwee di nga fekk xaj bi biir wala moom mu biir ñaar ñi dina am. donc nit ñu mel noonu la ñuy jël jox leen building administratif building bi nag xaalis bi di sotteeku fi mu ne en ce moment comme compte leen nekk bi ñuy joxee disons contrat wu building administratif loolu disons neel juróomi at ci ginnaaw à 30 milliards man Ousmane Le Vaurien man sax Bamba Ndiaye lekk na sama xaalis ci loolu ñun sax triande nañu ci. donc kooku dafa dem xam nga Sénégal li tax mu grave this is the bad thing mooy da ngay jox nit ku tekkiwul dara contrat xam nga man nee naa leen du ma wax ci lu bari dafa am yu bari yoo xam ne xam nañ ko te duñ ci wax we don't talk. doo joxee nit contrat Sénégal moo mën a jox nit contrat koo xam ne méngoowul ak contrat bi koo xam ne mënu koo defar léegi boo jëlee nit kooku nga jox ko contrat bi xam nga lu ñuy def. dañuy jël xaalis de borom du am sax xaalis bi nga xam ne moom la war a defee liggéey bi donc lan lay def day wër àdduna bi yépp dem lebi li nga xam ne moom moo ëpp li nga xam ne moom lañ ko laaj ci building boobu bu ñu paree ñu jël xaalisu sénégalais yi di ko paccoo di ko séddoo di ko fen Sénégal saa bu la Macky Sall man te déjà li gën a grave ci Sénégal ma wax leen ko te yéen xam ngeen ko ba pare saa bu ñu waxee projet bu bees rek damay tiit ma ne hee kañ la ñuy waaj a jaayaat parce que Sénégal bu waxee projet wu bu ñu waxee projet wu 500 milliards en fait projet bi réalité bi 100 milliards la donc saa bu ñu bëggee sàcc rek ceeb bi jeex na de ndox mi manqué na de ñaata la ñu ne la 500 milliards te fekk ndox mi 50 millions la that's what makes it dangerous loolu moo dangereux ci Sénégal saa bu ñu la waxee projet bu bees rek xamal ne projet bi. ñu ngi wutaat comme Macky Sall fi mu ne ni élection yi jot na xam nga élection maanaam moom dina ci dépenser ñi gore ci élection ñi koy gagné ñooñu duñ ci dépenser xaalis bu bari ñooñu dinañ ci def peut-être 200 millions 300 peut-être mais Macky Sall élection Sénégal yi ñu nekk nii dina ci dépenser au moins 200 à 400 milliards de nos francs parce que bu leen fàtte ne 15 millions de Sénégalais ñoo am Sénégal te ñoom amuñu lu ñuy bañ dama lay jox exemple dama lay jox calcul bu facile like simple math ok 15 millions de Sénégalais boo bëggee corrompre rek if you wanna be corrupt nga bëgg a dugg ci 500 këru Sénégal nga bëgg a dugg pour disons nañu ne rek 10 millions de Sénégalais ok so 10 millions so 10 millions chiffre bi simple so you multiply that 10 millions par 5000 ok 10 millions nga multiplier ko par 5000 ok 70 by 5000 donc 10 millions par 5000 it's almost unheard of xam nga boo jëlee 1 million nga multiplier ko par 5000 mooy 5 milliards ok 1 million nga multiplier ko par 5000 1 million multiplié par 1000 mooy milliard par 5000 mooy 5 milliards par 5000 léegi 10 millions multiplié par 5000 c'est 50 milliards de francs loolu neexal bi rek la ak tàppale bi loolu bokkul ak ñi nga xam ne lay yónni xam nga ñi ngay yónni ñi muy yónni tamit ñoom lu bari dañ koy luubal donc disons ci xaalis boo xam ne rek bu ko bëggoon jëndee sénégalais yi 50 milliards lay doon mooy bu joxoon rek 5 millions 5000 francs par sénégalais te tegal loolu de côté donc 5 milliards bind leen loolu ngeen teg ko de côté 50 milliards ah donc loolu wute na ak genre tey nga bëggoon benn Souleymane Ndéné Ndiaye wala Jules Diop wala nangam ñooñu jën yu mag yi donc disons ne que Macky Sall am na au moins
10 000 jën yu mag ok 10 000 jën yu mag ok 10 000 jën yu mag yooyu au moins 1 million nga leen di jox amin quand même hein 1 million donc 1 million boo ko joxee 10 000 personnes loolu ça vient à 100 milliards loolu 100 milliards lay doon donc 100 milliards ak 50 milliards bi ma doon waxoon mu nekk 150 milliards ok so this is only between giving the big fish and the small fish loolu nañ ci fàtte jàkk yi ak sëriñ si ak ñeneen ñi parce que ñooñu duñu laal 1 million parce que tey boo bëggoon dem ci benn xalif général ci benn dëkk disons Macky Sall bu koy wax comme par exemple man li ma déggal sama bopp ci ay université yenn université islamique yi wala affaire yooyu wala yeneen gars yu bari njuuj njaaj yi muy diilal nit ñu jubadi yi muy diilal ay 100 millions la fay joxe 100 millions imagine leen ci dëkk bu baadalo bu mel ni Sénégal nga joxe fa 100 millions donc disons 100 millions loolu dina ko jox au moins disons beneen vingtaine de personnes 100 millions donc 100 millions multiplié par 20 donc disons loolu tamit dina la jox beneen 100 millions multiplié par 20 dina la jox beneen 20 milliards ok non dina la jox beneen 2 milliards 100 millions multiplié par 20 dina la jox beneen 2 milliards ok so right now ci calcul bu ndaw ci calculu calculu baykat doomu baykat ñu ngi à disons 152 milliards 152 milliards ci loo xam ne ci calculu dof la loolu like in a small math loolu in a simple mathematics est-ce que xam nga 152 milliards ñaata hôpital la mën a tabax ci dëkk bu pauvre xam nga tey man dama leen di wax naa leen lii 20 fois man dëkk bu ndaw bi nga xam ne fa laa dëkk sama dëkku village natal village li ñuy ne village natal Dakar laa juddoo mais comme sama village natalu ñoom papa ak ñoomin seen Jidda la tudd dëkk bu ndaw la 13 maisons disons 13 maisons boo fa bëggee tabax clinique kenn ku mel ni man et cost mi man ci li may coûter man rek bu ma ko bëggee def 5 millions de francs CFA la may coûter clinique bu ndaw et cost 5 millions ok 5 millions lay coûter 5 millions donc 5 millions donc est-ce que xam nga 50 milliards bi rek 50 milliards xam nga ñaata clinique nga ci mën a tabax yoo xam ne nit mën na cee faju donc 50 milliards bi rek di nga ci mën a tabax 50 milliards laa la wax de 50 milliards te 5 millions nga soxla pour tabax clinique so do the math 50 milliards donc yow mën nga cee tabax 1000 cliniques 1000 junney clinique Macky Sall mën na koo tabax ci 50 milliards waxuma la 152 milliards 50 milliards tey xam nga dëkk yu bari ci Afrique forget about clinique dafa amul sax néeg bay am clinique laa la wax mën nga tabax 1000 cliniques 1000 cliniques ci dëkk yu ndaw yi nekk Sénégal amul 1000 dëkk yu ndaw 1000 amul 1000 dëkk yu ndaw man damay toog tey di dëgg yenn dëkk yi di jooy ñu ne la comme nit li koy rey palu mooy rey nit ba léegi like a paludisme mooy mettitu bopp nit boppam metti ñu waroon ko jox ay tuuti garab fii wala piqûre ko benn piqûre bu ndaw rek mu dund day dee yow daay nit dina dee ci mattitu yoo like a mosquito bite parce que li tax loolu mooy yoo mën na jël maladie ci kii transmettre ko ci keneen doomu aadama boobu dee te koo xam ne mën nañ ko piqûre mu dund te clinique bi loolu lay njariñ boo amoon tey clinique ci dëkk ci benn dëkk bu ndaw bu ne nga am fa sage-femme xool leen Amérique ni mu toll dëkku Amérique bu nekk dafa am hôpital 325 000 habitants dans le pays 48 à 50 états fermes état Amérique bu nekk moo ëpp région donc Amérique 325 millions d'habitants la am Sénégal 15 millions boo diviser citoyen américains yi listen to me if you divide boo diviser citoyen américains yi par disons 100 parce que tey boo xoolee 325 nga diviser ko par 10 mu jox la 35 du noonu léegi 35 boobu nga diviser ko par 2 donc disons boo diviser Amérique citoyen Amérique yi par 20 mooy tolloog citoyen wu Sénégal donc tey
Amérique dëkk bu nekk ci Amérique am na hôpital balaa maa dee rek boo waxee ñu ne la oh non mënuloo teqale Amérique ak Sénégal mais pourquoi pas doomu américain man musumaa toll xëy na yéen fi ngeen dëkk ak man fi ma dëkk dafa wute man musumaa tollu Amérique dara wodd ci asamaan si wàdd ci suuf déedéet au contraire nit ñi ñooy dem liggéey fii ku xëy suba ba ngoon jot ñëppay dem daan seen doole ku nekk nga indi sa kër yor sa njaboot everybody does the same thing mbir mi lépp même chose la everybody does the same thing mais boo toogee booy jël réalité yooyu di ko dugal ci bopp sénégalais yi ñu ne la non loolu mënta nekk why not lan moo tax Sénégal mënul nekk Amérique Sénégal mën naa nekk Amérique yàlla moo sàkk addunaam bi yépp loo liggéey loo defar mu bees villa yi nekk Sénégal comme Macky Sall tey villa yi muy tëdd Sénégal loolu la milliardaire américain yi di tëdd Amérique villa yi mu am ci àdduna bi yooyu la milliardaire américain yi am Sénégal kay ñàkk chance bi leen dal mooy da ngeen yor benn nit boo xam ne ràcc jëmale sa kanam dong la xam loolu ngeen am that's the bad luck chance bu bon bi ñu dal mooy benn nit rek la ñu am boo xam ne day ràccal jëmale ci kanamam rek that's it. Imaginez Macky Sall war a jël 200 à 300 millions alalu Sénégal boo xam ne mën na ci defar 2000 cliniques jël ci 2000 sages-femmes ngeen jéggal ma loolu maa ngi def loo xam ne erreur bu mag la tudd leen école yi teg ci parce que sage-femme école lay jàng ba pare donc ce qui veut dire que éducation mooy base growth dëkk like education is the base of growth. Nelson Mandela am na benn quote bu mu defoon a quote an important quote which I love very much mu ne education is the weapon that one can use to change the world mu ne éducation mooy gànnaay ba nga xam ne moom la doomu aadama mën a jël pour changer àdduna bi parce que attention sama parent bu dof bi nekk ci village bi Macky Sall mën na ko wax waxu dof sama beneen parent bi nekk ci beneen dëkk bi mën na ko wax waxu dof mais mënu ko wax sama cousin bu ndaw bi jàng kooku boo ñëwee di ko wax waxu dof dalay xoolaat dalay ne mais yow are you nuts est-ce que mën ngaa ñëw tey fekk oto bu gaare fekk 404 mbaar bu gaare nga ne nit kii de 404 mbaar bi boo ci defee gasoil day naaw mais loolu boo ko waxee villageois da koy gëm boo ko waxee nit ku jàngul da koy gëm mais boo ko waxee nit ku jàng day ubbi sa nopp day xam ne yow da nga ko yëpp wala nit ñëw di la fayeeku xaalisam nga ne ko non léegi lañ ko këf ci man yóbbu ko ci asamaan si loolu xam nga loolu mën nga ko wax nit ku dof mais nit ku jàng nit ku wér mënoo ko wax loolu you can say that to somebody educated donc am na yëfu dof yoo xam ne Macky Sall ñun mënuñu koo def my education is not even that far man sama éducation soriwul foofu sax xaajul bay yegg foofu and he cannot fool me nga defee ne man sama doom bi Macky Sall fu mu koy jaar daf koy xool ne ko yomee yow da nga kannasu you are nuts Macky Sall bi ñu jàppee fii tey barki Dembo Ndiaye ma jël leen exemple bi gën a tuuti xam nga lu tax may wane Assane Diouf comme exemple parce que dafa bizarre xam nga tey bu ma nee Khalifa Sall nga dégg leen wala dafa liggéeyoon ci mairie bi wala dafa lekk keesu mairie bi wala dafa jaar fii dafa jaar fële ñu ne ñun ñoo ne Souleymane Jules Diop laa dégg mu ne ñun yéen a ne woon da ngeen bëgg mu def vertueuse wala mu jubal dëkk bi léegi nag bàyyi leen ko mu liggéey yow yaa ñàkk jom Souleymane billaay yaa ñàkk jom yow da ngay defee ne du Souleymane bi moo nekkoon Canada démb di wax dëggu Sénégal yow même Souleymane mu gore di moomu yaa ñëw Macky Sall jox la tàngam nga màcc Souleymane yaa ñàkk jom wallahi jëloo sa turandoo de yow Souleymane xanaa yow ak Macky Sall yéen a yem emti bopp man sénégalais noo leen koy gëmatee mun naa leen comprendre sax man sax boo leen ma gëmul léegi ndax sénégalais kenn mënatu ko gëm they hard to believe man mii di wax ak yéen sax boo leen ma gëmul I understand parce que sénégalais mooy ñëw wax la lii wax la lëlee def la lii ubbi la buntu ne la fii la mbaam yi jaar fële la xar yi jaar fii la jaxatu bi di màggee fële la tamaata bi di màggee bu subaa nga ñëw nga ne ko diw lan ma waxoon mu ne la musuma la ko wax it's unbelievable yéen Souleymane Jules Diop naka la mën a toogee ne Macky Sall mi ngi gouverner vertueusement ak sérieusement te même Souleymane Jules Diop boobu moo gis démb moo doon jooy li Ablaye Wade fal Karim mais déedéet Macky Sall falul rakam de amin doomam de Macky Sall dafa fal doomam Macky Sall population am la fal famille am la fal
like his whole family, his whole being la fal yow même nit kooku ki nga doon blâmer sàcc 10% kii sàcc 100% nga ne non kooku dafa magnifique. Ah mais Souleymane quand même am na affaire yoo xam ne man te dugg ci bopp et kenn naa go in people heads man am na affaire yoo xam ne man dama defe ne dama mbëkku ci miir bu ma koy déglu I don't get it. How is it possible naka la possible yow mennam nit mi yow benn doomu aadama bi nga xool couleur bu gris nga ne lii dafa gris suba ma ñëw ma wan la lii nga ne ma non lii rouge la du gris. How is that possible? How can this be red? lii naka la mën a nekk rouge mais xool leen rouge ak gris look at the difference mais différence bi is enormous. yow naka nga mën a blâmer Karim Wade dafa def lii Karim Wade dafa def lale Idrissa dafa def lii diw dafa def lale voilà ma xam nga man lenn moo nekk ci sama affaire man sama dëgg dafa naqari parce que I tell the truth and the truth doesn't preserve me either. Je ne suis pas parfait. I'm human myself. Man sax am naa ay défaut doomu aadama bu yàlla sàkk am na ay défaut. I got a lot of mistakes. mais am na lenn de lu nekkul ci man gore di amul ci man. It doesn't exist. Who I am today is who you will get to know tomorrow. ñi ma xam ci réseaux sociaux yi sax ngeen laaj leen ni ma meloon 1 an passé noonu lay mel tey àdduna du yàgg ba ma turn my back on my friend that I known yesterday. ki ma xas ba jàpp naa la ki ma musta jàpp nag lii tax ma jàpp la danga ma koy prouver you gonna have to prove it to me. It's very very important. danga may prouver you have to prove to me who you are. léegi ma yeggaat ci encore ci waxtaan bi ma doon waxtaan léegi mu important am na sœur bu ma gis muy laaj question bi affaire Assane Diouf xam nga tey comme li ma la wax mën ngaa toog nga blâmer Khalifa Sall you can blame Khalifa Sall nga ne Khalifa def na lii Khalifa def na lële man musuma liggéeyal gouvernement Sénégal but I can tell you this 9 times out of 10 xam naa ne ay fen la parce que xam naa ne ki koy wax du waxkatu dëgg daraay non donc mën ngaa ne Karim Wade def na lii Karim Wade def na lële te loolu tamit comme ni ma leen ko waxee xam naa ne 9 times out of 10 ay fen lay doon parce que ki koy wax du waxkatu dëgg. xam nga tey mi ngi mel ni ñu ne la Iblis mooy imaamu jàkk ju bees ji Iblis seytaane ñu ne la moom mooy imaamu jàkk ju bees ji sëñ bi xanaa dooma ne boo demee julli ji jàkk ji li nga fay julli yëpp day normal parce que Iblis c'est le premier ennemi c'est l'ennemi numéro 1 de Dieu. moom mooy premier ennemi wu yàlla donc kooku lan na yëpp bu leen nee kooku moom mooy gérer néegu yàlla war ngeen xam ne néeg boobu du jaare yoon donc Macky Sall mooy iblisu Sénégal Macky Sall is the iblis of Sénégal lu mu leen wax suba ba guddi jot dafay fen he doesn't tell the truth he doesn't work with the truth xamul du def justice bu normal Macky Sall daraam normalul daraam leerul dàll yi muy sol sax moomalu ko boppam even the shoes that he wear it doesn't belong to him. Macky Sall bu la nuyoo s'il te plaît kii ko konteel say baaraam bu la nuyoo ba pare ba nga rocc sa loxo konteel say baaraam nga make sure ne que sa baaraam yi yëpp mat na bu dul loolu mu sàcc benn. he's quick bu la nuyoo jox la loxo boo paree boo roccee sa loxo bu yeboo nga xool sa baaraam yi make sure lépp a ngi sur place. The man is not serious. Rama Cham defe naa kooku suñu sœur bi la let me make sure we are talking about the same person mais comme ni ñu leen ko waxee 1 million marche bi yoon dafa am loo xam ne dafa important dañ ko bëgg a def parce que lépp loo gis ci société boo gis ci àdduna bi te yéen ñëpp xam ngeen ko 1 million doon projet boo xam ne vraiment is important to us is something that we cannot fail on donc dans l'histoire dama bëgg non seulement bu ñuy tànn du doon man it's not gonna be me believe me we are gonna have somebody dinañu am coordinateur am nañu coordinateur national
boo xam ne tànn nañ ko am nañu coordinateur international boo xam ne tànn nañ ko dinañu tànn am nañu coordinateur ci pays bu nekk tey ci diaspora bi am nañ fa coordinateur aussi dëkku Sénégal yi aussi même chose dëkk bu nekk am nañ fa coordinateur mais en tout et pour tout aussi am nañu coordinatrice nationale donc dafa important déjà balaa dara ma make sure ma présenté leen kooku suñu coordinatrice bi and is not bias xam nga man lenn xam leen ko ci man saa boo leen déggee Ousmane Tounkara ñu leen Ousmane tànn na rek calculer leen dara I want you to understand one thing first and foremost li ngeen di njëkk def mooy toog leen ngeen ne lii is not bias parce que man gëmuma affaire bias voilà donc kooku madame Bala tudd muy Khady Ndiaye moom mooy doon suñu coordinatrice nationale parce que comme liñ lay waxee rek booy tànn boo bëggee tànn lu set bul tànn koo xam ne daf la jege pour te dire xamuma ko man nit ku nekk comme par exemple dañuy am CV doomu aadama yi ñu xool leen ñoom ñëpp bu ñu waxtaanee ak ñoom ñu xam kan moo yellool ak lan bokkuma ak moom dara xamuma ko sax ci doomu aadama not a person that I know but it's koo xam ne la par exemple nit ñi yëpp bu ñu dajaloo bu ñu waxtaanee ñoom ñëpp dinañu xam koo xam ne doy na leen dinañ ne kii de jikkoom doy nañu ak jaar-jaaram doy nañu ak man-manam doy nañu donc ñu tànn ko parce que déjà man dama nekk koo xam ne am against sexism mooy dama bëgg lépp loo xam ne bu ñu koy def ci àdduna bi tey muy dëkk bu mu mën a ne bu ma gënaloon sax dama leen di ne hey tànn leen góor wala jigéen pour mu doon président Sénégal man bu ma gënaloon dinaa leen ne tànn leen jigéen mu doonal leen président Sénégal parce que dafa am yoo xam ne dafa important toujours bu ñuy wax nañu xool li nga xam ne moom moo ñu doy parce que man comme li ma leen di wax rek bu may tànn du ma tànn nit parce que tout simplement damay xool ne kii de dama bokk ak moom dara wala xale bu jigéen wii de taaru na wala xale bu góor bii de def na lii wala bu waa ji de bari na xaalis. That's not how we work. Man ci sama bopp bëgguma guider dara. I do not like to be the leader of anything. I just like to be one of us. Dama bëgg a nekk kenn ku ànd ak ñun. So this way amul conflit d'intérêt. So there is no conflict of interest. xam nga tey booy liggéey nga naan nit ñi lii maa koy jiitu xam nga loolu da ngeen koy bàyyi xel tamit ci Sénégal tuuti parce que boo ñëwee même Amérique dëkk bu mel ni Amérique tey boo xoolee CNN ki ko jiitu moomu ko boo xoolee CBS ki ko jiitu moomu ko boo xoolee Facebook Mark Zuckerberg mooy owner bi waaye du nekk président Facebook boo xoolee tey par exemple boo demee ci ma jox leen bi nga xam ne wóor na ma sax boo leen demee fu mel ni American Express ki ko jiite nit ku ñuul la xam ngeen ne nit ku ñuul moomul American Express yéen war ngeen xam loolu kenn nekkatu fa nag defe naa bàyyi na léegi parce que moom moo war a ñëw jiitu Facebook and it's someone I know personally dafa am yoo xam ne danga koy bàyyi xel ci àdduna bi booy tànn njiit ci dara dangay make sure ki ngeen di xool yéen ñëpp de doy na leen yéen ñëpp de ànd ngeen ci ngeen jël ko ngeen teg ko pour mu am loo xam ne daf leen koy gideel te ñun loolu la ñu bëgg ci Million March képp koo xam ne am nga compétence bi ci dëkk bi nga nekk wala fànn bi nga nekk wala région bi nga nekk kii ñu jot ñu mën nga ñu jot numéro bi mi ngi nekk 317 292 43 70 again the number is 317-292-4370 képp koo xam ne am nga gis nga dara loo xam ne ñu ngi koy def te doyu la te nga bëgg koo kaas wala nga bëgg ñoo wax ni nga xam ne mën nañ koo def mu gën please n'hésite pas woo ñu call and let us know parce que loolu mooy numéro bi encore 313 292 43 70 the number is 317-292-4370 loolu mooy numéro WhatsApp bi mën nga ko wooyee fu nekk ci àdduna bi you can get in
boo wootee li nga xam ne moom moo la ci doyul wala idée boo xam ne da nga ko bëgg a partager ak ñun xalaat bu baax boo am boo xam ne mën nga koo dolli ci li ñu xam ba pare wala lu ñu xamul woon nga dollil ñu ko so we can all go on the right direction. mais bëgg naa rek boo leen di xalaat pour leeral seeni xalaat bu leen ne Ousmane Tounkara créé na lii moo ko jiitu that's not gonna happen. ñun ni ñuy gouverner ni ñuy gérer we gonna make sure ki nga xam ne moo ko yellool ki nga xam ne moom moo am doole bi ki nga xam ne moom moo ko mën a représenter ko loolu la ñuy def. this is what we gonna do mais du ñu bàyyi rek benn doomu aadama jël li nga xam ne moom yaakaar na ne moom moo ko yellool mu daw ak moom that's not how it's gonna work. du ñu manqué kenn respect nag comme ni ma leen koy waxee ci biir waxtaan bi waxtaan neexul. mën naa ñàkk waaye mën naa nekk aussi nekk ci biir waxtaan bi manqué naa ci ay nit respect wala wax naa ci ay nit lu leen neexul wala def naa ci ay nit lu leen neexul maa ngi koy jéggalu je suis avec vous de ba àdduna tukki bu ci yàlla àndee tant que jëlewuñu Macky Sall Sénégal man di ngeen ma gis chaque jour you gonna see me every day you gonna hear from me every day until we drag that crazy person out of that place and throw him out. now am na ku laajte concept 1 million marche defe naa moom laa gis nii so dinaa ci jaar lu gàtt mënuma tontu question yépp nag but this is the concept of 1 million march. okay so nañu ne rek 1 an passé Macky Sall gis nañ ne léegi mi ngi jàpp ku ko neex di dugal ci kaso bi sans explication gis nañ ne que justice Sénégal léegi kenn doxalatu ko ku ñu jàpp te ci biir kaso bi boo tuddee turu Macky Sall wala nga tudd turu Marème Faye Sall ci kaso bi ngay fanaan we know this. boo paree ci loolu boobu benn affaire la boo xam ne dañ koy teg de côté jéggal leen ma sama put bi woowu. ok boo jógee ci loolu defe naa gis nañu ni Macky Sall di gouverner ak fi muy jaaral xaalisu Sénégal ku ne gisuloo ko rek you are blind. Macky Sall gis nañ ne li mu wax doomu sénégalais yi biñ koy fal benn affaire rek jaaralu ko yoon. not one thing you can look at and say Macky Sall de def na lii nu ko waree wax na lii nu ko waree doxale na lii ni ko waree not one thing he didn't do right. so we leave that alone. bu ñu jógee ci loolu xool alalu Sénégal bi Sénégal am tey ressources naturelles yi xoolal système éducation au Sénégal xoolal système mu santé Sénégal xoolal Sénégal depuis ban weer ñuy wax ay waxu ndox depuis ban weer duma laal sax nag ci côté ay machine ay ndox bi ñuy jël di ko kii parce que wax dëgg yàlla tamit dinaa ci am bàkkaar tey bu ñu demee ba doomu sénégalais yi xam nga ragalan naan ndoxu Sénégal mi yëpp all together dinaa ci bàkkaar soo am na loo xam ne dama koy ragalal laal comprendre mais ku toog tey nga ne Sénégal système électoral bi dafa normal yow am na lu la manqué sa biir bopp parce que gis nañ fi élection législative yi ñun ñëpp gis nañ li xew we see what happened jóge nañu ci élection législative yooyu ñëw nañu ci parrainage bi we see what happened in the parrainage bi gis nañ ko gis nañu nit ñi génn nii di yàq seen xaalis di daw di signaloo ay signature bu ñu ñëwee et teg one idiot boo xam ne Macky Sall lay liggéeyal mu xool la mu ne la yow sa signature yi de validul mu tegee ko de côté mu xool la ne la yow de yow tamit sa yos validul mu tegee ko de côté ne la yow sa yos validul ñoom ci seen bopp bu ñu xoolee scientifiquement ban nit la ñu mën a dóor ak kan la ñu mën a sàcc luubeel alal Sénégal bi kooku lay tànn mu ñëw teg ko mu ñëw ne ko yow mii de yow baax nga pour Sénégal yow baax nga pour Sénégal yow baax nga yow mën nañoo xeex yow bu jàmmaarloog yow mbër du tànn nañu waxante dëgg mbër wala boxeur wala qui que ce soit du tànn adversaire am da ngay xool adversaire bi nga xam ne moom la méngool kii jóge fële demandé bëreeg moom kii jóge fële demandé bëreeg moom ñu d'accord ko ñu signé ko ñu d'accord donc politique noonu rek la ñaari mbër la yu bëgg a bëre kii yaakaar na ne mën naa daan kii yaakaar na ne mën naa daan kii ñu daan bëre mais bu fekkee mbër bu mag bi rek moom mooy tànn adversaire am yi muy bëreel te même somme d'argent bi la ciy jël yéen tamit come on how in the world you call that fair
loolu naka nga ko mën a xoolee nga ne ci sa biir bopp ne lii de normal na noonu la war a demee nga dem ci bitigu naar bi ne naar dama bëgg a xorom kilo xorom nga fay ko kilo xorom mais mu defal la 1 gramme ne la sa xorom a ngi nii te yow 1 kilo nga fay how is that okay loolu nu mu normale wala nga yor fukki nit ci kër fukki doomu aadama nga yor sa biir kër nga joxe dërëm ne dem leen ci marché ngeen ñëw toggal ñu ko añ loolu nu mu mënee nekk how is that possible it's not possible so Macky Sall du ñu fontoo Macky Sall moomul Sénégal ñun ñoo ko faloon Sénégal we put him there ñun ñoo ko fal he works for us Macky Sall doomu sénégalais yi lay liggéeyal c'est pas le contraire doomu sénégalais yi liggéeyal ñu Macky Sall yenn saa yi man sama yaram day daw bu ma déggee nga ne nit ñi buur moo fort buur bi da buy romb fii du buur Macky Sall is a president xam nga président ak buur ma waxaat leen différence am ngeen jéggal ma nag parce que sénégalais yëpp sëtu buur la sénégalais yëpp doomu buur la koo waxal mu ne la doomu buur la koo waxal mu ne la sëtu buur la d'accord mais en réalité man sama yaay maamam bu góor mooy dernier buuru ñaare la Madiba Ñaare mooy réalité that's a reality ñaare la sant boo leen wooyee maliens yi tey wala ngeen google ko ne maliens yi waaw wax leen ma luy ñaare dinañ la ne ñaare la ñoom moom Bamako donc buur moom moo yor titre foncier dëkkam mi ngi mel ni yow nga ñëw fekk sa àllum lëmm nga moom ko nga moom àll bi ku ñëw fekk la ci àll bi yow yaa ko moom parce que yow yaa jël sa àll nga tracé ko nga déterminer say frontières loolu mooy buur voilà comme tey the Queen of England donc maamaati maamam ñoom moom titre foncier yenn dëkk yi Angleterre ak nga dem fële par exemple Australie ak yeneen dëkk ñoom moom titre foncier bi donc léegi ak gouvernance bu vertueuse adduna bi nangootuñu sax léegi buur rek nekk ci dëkk même buur bi bu fa nekkee ak démocratie dañu bëgg nga am premier ministre like prime ministre boobu moom mooy nekk comme position président mais ci dëkku royaume yi prime ministre rek la am donc ci dëkk yi nga xam ne comme Sénégal du royaume donc dëkk boobu président lay am président boobu nag comme ay parti politique comme niñ koy waxee ñooy dajaloo xeex ku nekk bëgg xëcc fii xëcc fële ci démocratie bu normal donc ku gagné parti boobu moom mooy kiy jiitu Macky Sall parti bi mu yor muy APR donc jël na parti bi tey boo leen bëggee jubadi benn nit mooy bëgg a dajale ay parti yépp ne daf koy def benn mu ne daf koy tuddee Benno Bokk Yaakaar Benno Tas Yaakaar ñoom dañoo bëgg a bennoo pour tas yaakaar mais bokkuñu yaakaar day bëggu amul dara loo xam ne dañ koy defaral Sénégal there is not one thing you can point tuddal leen ma ko I'm not crazy I know I'm not crazy tuddal leen ma benn affaire yéen comme yéen a normal yéen a xam lépp connaît tout man lépp badu man lépp badu connaît tout yéen a man lépp man xam lépp dem leen ngeen won ma I need these things bu leen ma won ay la Touba de bu leen ma won ay autoroute illa Touba wala ngeen won ma ay aéroport don't show me that I need you to show me schools hospitals companies that people are working on and collecting salary mooy dama bëgg ngeen won ma ay école yu bees ay hôpitaux yu bees ay ambulance yu bees ak ay société yu bees yuy investir doomu sénégalais yi di ci liggéey loolu laa bëgg a dégg bëgguma dégg autoroute illa Touba parce que xam nga Moustapha Niass moom boo demee borom bopp bu tas boo demee ba kooku moo lay citer ay exemple xam nga ne exemple boobu tas na Moustapha Niass fekkee na nguuru Senghor Moustapha Niass fekkee na nguuru Abdou Diouf Moustapha Niass fekkee na nguuru Ablaye Wade Moustapha Niass fekkee na nguuru Macky Sall Moustapha Niass dina fekkee sama nguuru sët sax am na nit ñoo xam ne duñu dee boo leen bëggee rey sax duñu dee te am na nit ñoo xam ne duñu doyal Moustapha Niass du doyal nothing on him works daraam du marché du boppam du ay tànkam du daraam nothing works but he will never quit dafa bëggee dafa am nit ñu bëggee duñu bàyyi comme boo ko tegaloon booli ceeb xamul lekk doyal suur dem déedéet ci bool bi lay toog di coppati di lekk di coppati di lekk di coppati di lekk dina lekk ci même bool boobu 300 années he will never quit
donc boo jëlee comme exemple li ma leen wax nii tey Moustapha Niass fekkee na nguuru ay Roosevelt fekkee ay nguuru Ronald Reagan fekkee ay nguuru Clinton fekkee nguuru Bush ñaari Bush yi yépp ok fekkee nguuru Obama donc imaginel na ci démocratie bu normal bii ñu dëkk fekkee na juróom-ñaari président ci démocratie Sénégal bu normal boobu sax bu normalul boobu sax fekkee dafa ñeent moom bi mu jommee keroog bi marche bu mag bi amee le 23 juin xeer la gàddu àdduna bi yëpp di ko gis xeer la gàddu xeer. That just tells you how loose this man's brain is. àdduna bi léegi xeer fetal yaa ngi fi bomb yaa ngi fi jaasi paaka yi lépp a ngi fi Moustapha Niass xeer la gàddu xeer kenn utilisé tu ko pour rey sax picc. That tell you how something is wrong with his head. I told you guys this. Something is missing. Screws are missing up there. xam nga moom ci boppam xam na ne demul woon defi dara ñoom kenn well am na ku ne Niass he is very rich. Niass ni mu riche xool leen départam mais nooy def ba doo riche how you not gonna be rich. Moustapha Niass am na ay compagnie hélicoptère. You have to listen, you Senegalese people. Know how much money this guy has. Moustapha Niass am na ay compagnie hélicoptère. Moustapha Niass li mu yor ci xaalis boo ko jëlee dugal ko ci fukki këru Sénégal dina ko fees fukki kër boo dugalee alalu Moustapha xam nga yow tey boo gisee tey ngeen jéggal ma suñu mbër ma Balla Gaye bi mu yoree valise u 1000 francs xaw ma 10 000 francs CFA 1000 francs CFA yooyu boo ko calculer yëpp en tout disons 10 millions wala 5 millions ok tell me this ok 10 millions de francs CFA d'accord donc Moustapha Niass boo jëlee kër waxuma la benn kër de boo jëlee fukki këru Sénégal ay villa yu rëy boo ci dugalee xaalisu Moustapha Niass kër yëpp dafay fees ba xaalis bi des that's how much money he got ba léegi doyulul. And you know any day he can die parce que màgget la xam ngeen déjà màgget na màgget boo xam ne xam nga tey nit ku am conscience am âge Moustapha Niass heure bi looy xalaat xaaral ma dem ci jàkk ji man de booba laa doon gis mu dem dee ci jàkk ji di julli di def lu baax di wax lu baax di góorgóorlu di xool ci yàlla di xalaat ay sëtam di xalaat ay sëtaatam di góorgóorlu daal maanaam jaamu ci yàlla parce que xam na ne dee bi léegi mu ñëw mais déedéet lu mu nekk di def moom mi ngi gën a sàcc tey la xam nga yàlla am na fooy toll yàlla ci boppam da lay sip gis nga yàlla bu la sipee du la won yoon bi nga xam ne moom ngay jaar pour mucc déedéet yàlla ñi mu bëgg mooy mes frères et sœurs ma waxaat leen ko tey ma jàngal leen ko yàlla bu la bëggee yenn saa yi da ngay dem bay waaj a mooy yàlla génne la ci yenn saa yi da ngay dem bay waaj a sàcc nga jël sa loxo bay waaj a jël loo moomut yàlla génne la ci nga dem bay waaj a rey nit ne kii da tey ma rey ko yàlla tax nga baal ko yàlla bu la bëggee yooyu la lay won da lay won yoon bu baax di la won exemple mais yàlla bu la sibee bu demee ba sib la yow yu bon rek boo demee di mooy yàlla xale yu jigéen fukk ñooy tëdd ubbeeku sa kanam doo mën a dellu ginnaaw walla nga sàcc bu ñëwee ay or yi ak affaire yëpp dañ koy facilité teg ko sa kanam nga gis ko mu nekk noonu nga xam ne mën nga koo jël facilement dem wala alal boo moomut comme ni Macky Sall di def nii mu lal ko ci kanam gi ñii di jël fii ñii di jële fale ñii di jële fale yàlla bu la sibee loolu lay def that's what it does loolu du doole that's not a force loolu du doole xam nga luy doole mooy nga capable ko mais nga moytu ko loolu mooy doole mooy yow tey nga gis ay milliards temptation bi nekk sa kanam moo ñuy dal ñu naa par contre ci réseaux sociaux yi temptation mooy da ngay gis ay milliards yéen war ngeen xam ne man li ma nekk ci réseaux sociaux yi di luubal ñii di leen sonal amul luñ ma offrirul ci àddina there is nothing they haven't offered me amul politicien bu ma newul kaay ànd ak man kaay defal ma lii kaay defal ma lale I never not for 1 second even consider it twice parce que xam naa dara bu ma amul dara bu ma manul dara sama mbokku sénégalais yi ak sama frère ak sœur yi ñoo ma gënal benn xale bu juddu tey Sénégal mu am 1 an wala mu am 1 mois wala mu am 1 jour may xalaat futur kooku moo ma gënal Macky Sall non loolu dafa ëpp sax bu ma ko waxee maa ngi tuutal xale boobu
xaju Sénégal moo ma gënal Macky Sall. a dog boo jëlee tey marguya wala dog wala xaj wala golo wala muus nga génnee ko ci àllum Sénégal bi indi ko ci kër yi wallahi billahi moo ma gënal Macky Sall. parce que nee naa la nit nee nañ la nit ku baax boo ko bëggee ràññee tey imagine leen li may wax boo demee tey nga ne seedeel leen ma sëñ Touba est-ce que benn Macky Sall bu dëkk Las Vegas mooy ñëw génn xaaral ma ñëw wax la ci sëñ Touba déedéet wala benn dof bu dëkk Alabama wala benn bu dëkk Pittsburgh wala benn bu dëkk Atlanta mooy ñëw toog ne man de billaay bakki sëñ Touba kaay ma wax la ci moom déedéet ay kilifa yu mag ñooy ñëw ñu ñëw waatal la ci yàlla ne la man de sëñ Touba bi ma xam lii ak lii ak lii nga dem ci beneen kilifa mu defal la même chose nga dem ci beneen kilifa di nga yegg ci téeméeri kilifa même kaddu bi la ñuy wax ñun même ñun ñuy jeunes yu ndaw yi dem nañu ba dégg histoire boobu nga xam ne moom la yaay sëñ Touba la papam la jàppaloon papam sàkket ba suba teel toujours ma chantage ko sama jabar bu waxee rek ma ne la yaay sëñ Touba de billaay dafa jàppaloon jëkkëram sàkket ba fajar toujours ma chantage ko mais jigéen yu baax yi baaxoon ñu ngi baax ba léegi góor yi baax yi baaxoon ñu ngi baax ba léegi billaahi Macky Sall bokk ci nee naa leen bàyyi leen di déglu soo bëggatee sax jàll ci àdduna boo bëggatee avancé fu waa APR woote bu ko fekkee parce que boo ko fekkee naa fekk ak fenkat yi fa ne boo leen gisee ni ñuy taggee waa ji yow doo xam yow doo comprendre yow da ngay defe ne waa ji de nit ku baax la déedéet. That's not what they doing. They protecting their bottom line. Dañuy protéger seen xaalis seen alal la ñuy protéger dañuy sàmm seen dund ñooñu nekkuñu fa pour di sàmm Macky Sall ñooñu nekkuñu fa pour wax dëgg nekkuñu fa pour jëf dëgg ñooñu lenn rek moo leen fa bàyyi mooy lu ñuy añee lu ñuy reeree lu ñuy moy jee yàlla lu ñuy fenee loolu rek a leen fa bàyyi. xool leen dem leen ngeen xooli exemple balaa Macky Sall di falu ñi tekkiwul dara ñi mu xamoon yépp tey kii takk na fële jabar jënd na villa fële jënd na avion fële am na société avion am na société lii te ñépp laaj leen lu ñuy liggéey what do they do for work lu ñuy liggéey what do they do they do absolutely nothing du dara loo xam ne mën nga leen ko seedeel ne lii la ñuy liggéey wala lii la ñuy def wala lii la ñuy wax sàcc rek la ñuy liggéey suba ba ngoon jot li dangereux ñun si suñu gouvernance what's even more dangerous they are so busy ils sont tellement occupés à cacher la réalité ba mënuñoo liggéey xam nga tey nit man bu ma ñëwee bureau sama koppu café ngi nii sama ordinateur a ngi nii sama téléphone a ngi nii sama bic sama feuille samay cahier lu ma war a def mi ngi nii janoog man si je suis concentré dans ça balaa may wàcc wallahi dinaa def résultat mais déedéet kii mi ngi lijjanti moom ak Fallou ak Njaga waxante woon nañu ne dañuy sàcc 200 millions ñu ngi xool ci ban compte bancaire lañ koy nëbb ñu ngi xool fan lañ koy nëbb ba trace yi di feeñ ñu ngi occupé defar ay këyit yu bees pour manipuler reçu yi mais kooku ban résultat la ñu mën a defal liggéey bu normal how are they able to produce ñooñu naka la ñu mën a produire how can they produce they are not able to produce mënuñoo produire how can they produce mënuñoo produire parce que yow tey man maa ngi ci biir kër gi nii sama jabar génn na sama ay doom jàngi nañu bu fekkee tey man li ma nekk nii ci internet bi di wax ak yéen yépp dama ko wax mais ma waroon lem yére ma waroon togg ma waroon raxas ma waroon def lii defuma ko how is that possible possible hey young man how are you sama oh wow come say hi get a hug oh I love you hey young man how was your day in school oh I love this guy. How was your day? Good. It was good? Awesome, man. It was awesome? Okay, so go get your stuff out. Go this way. Thank you. They Wow, only go. put me on the top. Only me. Only you on the top. And they put everybody on the top. Okay, I'm busy. Jéggal ma, baal leen ma ak. Parce que this is part of our life. So we can do, but dañu am responsibilité.
boo xam ne ñoom tamit dañ leen ko ameel ngeen jéggal ma dañoo ñibbi si donc xam naa nag du yàgg waxtaan bi il faut mu tëju parce que il faut ñoom ñu aussi am lu ñu lekk ñu mën a préparer wu pour def seen devoir mais li important rek mooy tey dama ne woon mënumaa toog te génnuma waxtaan ak yéen comme ni ma koy defee toujours dañuy conclusion suñu frère Assane Diouf mi ngi ci kaso bi bientôt 1 an benn avancement benn amélioration amul ci situation bu dul tànk bu ñu damm ak tànk bi di ko metti ba léegi Macky Sall ak sa bande de fous nee nañu dañuy utiliser doomu jàmbur boobu comme a bargaining chip mooy par exemple une pièce de négociation mooy tey ñun ñëpp bu ñu nangu woon ne dañuy bàyyi xeex ak ñoom Assane Diouf nangu ne day doon seen baam dinañ ko bàyyi mu génn we will never do that ñun duñu def loolu Assane Diouf ci boppam du nangu loolu Assane Diouf bu doon dee ci kaso bi du jaay ngoram he will never sell his dignity te man duma nangu mu jaay ko bu doon dee ci kaso bi I will tell him brother die for the blood of Senegalese bu doon dee ci biir kaso bi man dinaa ko ne frère deewalal say doomu sénégalais man bu ma doon dee ci kaso bi I will die there but we will never give in to a criminal Macky Sall duñ ko may dara we will never give him not 1 centime ñun ñi ñu xam nañ ne ñun duñu bàyyi we will never let go incha allahu bu ci yàlla àndee ci histoire du Sénégal la Macky Sall di xamee ne ndekete doomu sénégalais boo laalee benn laal nga ñëpp you touched everybody this man touches my heart my family knows who Assane Diouf is my kids knows who Assane Diouf is fàtte leen sama jabar moom xam na ko sama ay dof sax xam nañu kuy Assane Diouf tey man ku ma gis ci àdduna bi sax léegi Assane Diouf la may njëkk laaj because I dearly hold this man's pain in my heart I feel his pain wallahi naqar bi muy fanaanool ci biir kaso bi moom laa yendoo ci biti and we are not gonna it's sad but loo gis rek comme niñ koy waxee toujours xam nga a fight is not fair when the person you're fighting with is actually using our country's resources suñu ressource su dëkk ak suñu alalu dëkk lay utiliser pour di ci xeex suñu doomu dëkk ñun dañ ko faloon pour mu dimbali ci suñu doomu dëkk ba déedéet Macky Sall decided to do the contrary he decided he's gonna steal the country's money and take the country's resources and use it pour noppiloo doomu réew mi pour di leen ci dóor di leen ci luubal nee na projet bi ñëw pour internet bi la pour tëj internet bi comme ça doomu sénégalais yi dootuñu mën a jokkoo nee na ñun ñi nekk ci internet bi dañoo réew te barki démboo njaay dem leen YouTube ngeen seetaan ko moom même Macky Sall bi moo ne woon mu ne internet bi mooy changer àddina this is what changed the world ba Wall Street la joxe exemple Amérique ci dëkku Uncle Sam nee na internet bi les gens de Wall Street ci la ñu utiliser génn moom la doomu Égypte yi utiliser woon ñun duñ ko yóbbu Uncle Sam de ñun dañ koy delloo si Afrique moom la Égypte utiliser woon moom la Tunisie utiliser woon moom la fële Côte d'Ivoire utiliser moom la Zimbabwe utiliser moom la dëkku Afrique yi utiliser pour jële fa seen njiit yu jubadi yi te bu ci yàlla àndee ñu nit moom la ñuy utiliser pour jële fa Macky Sall Macky Sall du am dara Sénégal the only thing Macky Sall is gonna get from Sénégal is the boat li américain di wax dàll bi la fay jële Macky Sall dinañ ko attee Macky Sall dinañ ko tëj nee naa leen fi mu ne nii sonn ñu ngi ci jëlum avocat pour investigate ni mu amee kayitam Amérique yi parce que gis nañ ci lu louche we seen something that's a lie parce que xam nañ ne nit ki image am sax fen la so therefore ñu ngi def li ñu man pour incha allahu ci ay fan yu néew ñu génnee li ñetti information yooyu nga xam ne moom la ñu am ci moom ci ni mu amee kayitam Amérique avocat yi normal xeex loolu la ñuy lijjanti Macky Sall duñ ko may dara non Modou bul ñàkk force Modou soxla nañ la on a besoin de vous soxla nañ leen man soxla naa sama frère yi wallahi sans yéen mënuñu dem we cannot make it ñun yéenay suñu force kenn amul force bu leen fàtte ne
ku nekk ci kanamu kaw nguur ñu nekk sa kaw nee naa leen yenn saay damay am problème jóg sama kaw lal mais comme dama gëm yàlla xam naa sama ay ñaan wallahi dinaa ñaan yàlla man bu ma deeyee ci protection Sénégal am okay with that sëriñ bu travaillé ci rey waa ji rek pour mu bañ a waxal Sénégal wallahi def nga li nga xam ne moo la neex I will continue fighting I will continue talking I will continue swinging until I have no more breath dinaa dem ba duma amati kaddu pour génnee yenn saay duma am sax énergie pour jóg sama kaw lal but I do it te nee naa leen man ak yéen la ba bis bi ngeen wootee téléphone ngeen ne ana Ousmane ñu ne la il est mort wala ñu ne la am nañu ndam fi mu ne ni jële na fa Macky Sall raxasu na ci xeex bi mi ngi toog ci touche yi di seetaan parce que non seulement toujours nit ñi dañ may laaj lii ñu ne ma waaw yéen boo leen 1 million Macky Sall lii boo leen ko fa jëlee kuñ fay teg ñun c'est pas à nous de choisir qui sera là-bas pour remplacer le Sénégalais c'est aux Sénégalais de choisir qui va leur remplacer Macky Sall loolu liggéeyu Sénégalais la ñun suñu liggéey pour ñu am free and fair elections la rek doomu Sénégal laa boo xam ne dama amel Sénégal loolu we owe that to our country ñun dinañu xeex ba keroog bu Sénégal amaatee boppam keroog bu Sénégal amaatee liberté doomu sénégalais yi mën a génn wax ci Sénégal te kenn du leen tëj doomu sénégalais yi mën a utiliser seen carte voter nu mu leen neexee keroog ngeen ma dul déggati man duma je suis personne I'm a nobody I'm one of you guys man kenn laa ci yéen I'm one of you man kenn ku nekk gisal sa bopp ci man I'm a father papa la I'm a husband je suis un mari I'm a son je suis un fils maa ngi am yaay comme yéen am yaay ak pap maa ngi liggéey I have a job damay liggéey comme yéen damay fay ay facture comme yéen j'habite chez moi voilà duma président duma député duma dara je suis nobody I'm just a human being who's doing exactly what I need to do to survive like everyone else lenn rek mooy li may dundee man maa ko moom du alalu Sénégal sàccuma ko Sénégal fenuma ko Sénégal lebuma ko fa parce que xam naa ne yéen a ma gën a xam ne internet bii tey temps bi ma fi def war ngeen xam ne internet bi du mayee dara waaye boo laajee benn affaire rek lañ la mën a génneel mooy lan ñu ne nga dem ICE waa ji dafa sàccoon ay oto hello wait a minute nit ku nekk am nga droit accusation you have the right to be accused sa waay bul quand même boo juddoo boo nekkee Amérique presque une trentaine d'années oto bu cher nga dawal kër gu rafet nga tëdd lekk bu lekk nga tëdd yére bu rafet nga sol yéen xam ngeen lu waa dëkk bi di muy doxee man nit ku ñuul la donc gars yi li ñetti sama ay affaire xool accusé de voler des voitures la ñu wax diw accusé nañ ko ne lii la def mais dee leen seetaan est-ce que diw coupable na def lii ngeen di seet mais Macky Sall il est coupable à mentir aux Sénégalais je suis un accusé man au moins tey damay ndamu parce que imagine leen en tant que doomu sénégalais nga mën a yëkkati say loxo nga xeex gouvernement wu oncle Sam ak ay avocat de left de gauche à droite nga dóor leen ñoom ci seen bopp ñu d'accord ñu ne la yow de toppeewuñ la dara mën a luñ la dara demal ñibbi sa kër moo ma dal man te internet bi du mayee de bu leen ma may de dem leen ngeen vérifier seeni information boo leen ko gisee tas leen ko mu nekk réalité ne leen waa ji ndekete lii lañ ko fekk il est coupable de ceci et de cela pas il est accusé il y a la différence entre l'accusé et le coupable ki ñu accusé en Amérique he's presumed innocent until proven guilty again presumed innocent until proven guilty presumed tu es présumé innocent ba ñu fekk la coupable Sénégal du loolu Sénégal tu es coupable ba nga génnee sa bopp nekk innocent parce que fi mu ne nii gis ngeen Assane Diouf du benn jugement buñ ko topp ci biir kaso bi du benn jugement na one du benn jugement bu trouvé doomu jàmbur boobu coupable dañ ko jël tëj ko ci kaso bi rek parce que kumba am ndey kumba amul ndey ñu tëj ko ci biir kaso bi bàyyi ko foofu pour ay fen
léegi bu nitu Macky Sall yi barki Dembo Njaay gis ngeen ndaw sa tukkuleur si jóg spécifiquement spécifié ay race nangam taanu ndey wolof nangam taanu ndey yéen wolof yi lii dinaa lef lii seen ndey léegi ñu jël même ndaw soosu yóbbu ko Europe te may ko passeport diplomatique léegi Assane Diouf moom ñu fenal ko indi ko ci dëkk bi tëj ko ci biir kaso bi sans raison waaye nee nañ la he who laugh last laugh the best jël leen moo boobu ngeen yokk ko seen dictionnaire ki mujjee reetaan moom la reetaanam gën a neex ñun ñooy mujjee reetaan we gonna laugh last. Guess what? When we laughing, Macky Sall is going to be crying. xam naa nag comme ni ma leen koy waxee ndeysaan yenn saa yi da nga leen di dégg waaye waa ji dof jooju di wax ci internet bi waa ji fou jooju bu leen fàtte c'est le même waa ji dof qui s'appelle Macky Sall tey il était dans l'internet ci internet yi réseaux sociaux yi la doon wax di wax nekk ci journalu Sénégal yi plateau bu nekk mu toog fa ne la salaamaaleykum maaleykum salaam tey buñ ko wooyee du dem toogi ci benn plateau ngeen préparé de ñu ngi jéem a nax nee nañu du ñëw fii du ñëw fii nee nañu don't forget also Modou Diop yes dëgg la Modou Fallou aussi ak le fou malade suñu xarit yooyu donc yéen ñëpp xam leen ne on est en solidarité avec vous comme niñ leen ko waxee xam nga nee nañ la ku tudd tur juum Fallou yaayu Fallou dama ko joxoon sama kàddu comme ni ma ko joxee yaayu Assane Diouf sa doom bi dinañ ko génnee yaay ci jàmm ak salaam mu fekk si la sa kër bu la dara naqari président buy ñëw faluwaat Sénégal buñ fa jëlee Macky Sall yooyu contrat la ñuy signé ak moom mu bàyyi doomu sénégalais yépp ñu génn ci biti doomu sénégalais yi am njariñ pour dëkk bi yépp mu bàyyi leen ñu génn ci biti ku nekk am deuxième chance ñépp dinañ leen pardonner parce que xam nañ ne ki fa nekk nii jubul waxuma la nag comme ku rey nit wala violer ay xale wala rey ay xale ñu trouver le coupable waxuñu ñooñu mais nit ñi ñuy accuser nii ci ay fen wala ni doomu aadama yi ñu denc ci kaso bi te denc ñu leen ci dëgg ñooñu yépp dinañu xeex pour ñu génn ci biti ñu bàyyi leen ñoom ñépp ñu génn te bu ñu génnee ñu fexe ñu loger leen nourrir leen train leen pour ñu amaat liggéey pour ñu mën a méngoowaat jàllalewaat ak société bi loolu laa bëgg a def sama liggéey bu ma ko yàlla mayee incha allahu mooy ma tabax ay shelter ay place yoo xam ne tey dañ ci indi doomu sénégalais yooyu nga xam ne ñoom la ñu dugal ci prison yi ci ay fen je l'ai subi xam naa ko xam naa naqar boobu ñu jële leen ci prison yooyu dugal leen ci kër yooyu pour réhabiliter leen jàngal leen par exemple tey bu doon ku jàngoon la ba pare ñu may la sa xel delsi ubbiwaat améliorer waat sa vie rétabliraat la indiwaat la ci ngor indiwaat la ci gore loolu laa bëgg a liggéey incha allah bu ci yàlla àndee I'm going to be a social person man duma nit gouvernement I am not a politician I have no ambitions of politics awma benn ambition politique lijjantiwuma dara ci loo xam ne loolu mooy day yóbbu président bi wala day indi président bale wala day indi keneen foo leen ma mës a déggee ci affaire Sénégal rek ci affaire sociale ngeen may déggee am na aussi lu ma leen di rapproché temps yi maa ngi koy dégg ci internet bi lu bari maa ngi dégg benn dofu Macky Sall muy wër ci internet bi moytu leen sénégalais foo leen di dugalati seen xaalis bàyyi leen ci xel ndaw si Vegas la dëkk mi ngi toog nee na moom xale yi lay liggéeyal ak taalibe yi lay liggéeyal lii lay def lële lay def déedéet prostituée la guddi journée bi mu nelaw xam naa nag fi mu ne luwaas yi jaxasoo na yéen ñi ko xamul dem leen seet ko striptease lay def xam nga donc dafa am affaire yoo xam ne bu leen jël seen xaalis di ko dugalati ay société ay dofu sénégalaise boo leen amee seen xaalis jël leen ko yóbbante leen ko NGO yi ngeen yóbbante ko non-profit organisation yi nekk Sénégal di liggéey kër orphelin yi ak ñoomin seen may leen boo leen demee ci internet bi xool bari nañ fi day too many of them ngeen jël seen xaalis may ko ñooñu dugal ko ci ñooñu bu leen jël seen xaalis di ko jox benn nit boo leen xam nit ku leen laaj xaalisam xool leen d'abord lu muy njariñ ak lu muy tekki ak lan la ban njariñ la amal réewam xam nga ñu ngi ci réseaux sociaux yi there is a lot of great people
ñuy liggéey ci réseaux sociaux yi mais bu leen jël seen xaalis rek di ko jox dof bu nekk bu leen ko jox de bu leen jël seen xaalis di ko jox dof bu nekk jël leen ko ngeen jox ko association yooyu nekk Sénégal bu leen jël seen xaalis di ko jox ay apériste yéen naka ngeen di gisee nit ku normal ku ne dafa ànd ak Macky Sall wóolu leen ma jël leen seen xaalis ngeen jox ma ko ma dimbali ci Sénégal loolu mën ngeen koo dugg seen bopp képp nit ku jege Macky Sall lu mu mën a créer ci àdduna bi ay fen la ay tàppale la bépp nit bu ànd ak Macky Sall du nit ku sain lu mu créer boycotté leen ko ba ci Pape Diouf ba ci keneen ak keneen boycotté leen parce que bépp nit bu normal ku ànd ak Macky Sall rek sàcc moo tax nga ànd ak moom parce que kuy ànd ak sàcc ku xaritoog sàcc la xaritu sàcc la xaritu fenkat la ku ànd ak Macky Sall muy ci sëriñ muy ci lii muy ci lële di kilifa diine man maa ko wax nit ku bon la man maa leen ko wax ak ku mu mën a doon koo leen gis mu ànd ak Macky Sall rek doomaram la ñëf leen ndeyam dóor leen ko ba muy bëgg a dee wala ngeen xam noo leen def ak moom parce que nit ku normal du ànd ak Macky Sall waxuma nag par exemple ngeen jéggal ma je ne parle pas des citoyens sénégalais yoo xam ne xamuñu ko par exemple ñu yor rek seen carte ñu leen di fen di leen di jaarale fii di leen di waxuma ñooñu ngeen jéggal ma man ñi may wax mooy par exemple les personnes bien titrées personnes yi nga xam ne dañu am titre dañu xam li ñuy def mais ñu jël ko di ko nëbb these are the people I'm talking about nit ñooñu laay wax waxuma citoyen sénégalais bi dëkk Goudiri xamul kii wax xamul kii def mu ñëw ñu koy jox 5000 di ko def lii di ko doubler di nax bopp bi that's not what we talking about lenn rek am na mooy nañu génn we have to come out nañu dajaloo ñun ñëpp nañu doxante loxo yéen ñëpp ku nekk ci réseaux sociaux yi woowal say nit ku nekk feneen la seule solution pour libérer le Sénégal c'est un million march for Sénégal c'est la seule solution moom rek a des kii politique du libérer Sénégal guddi yi ñu toll parrainage du libérer Sénégal guddi yi ñu toll benn association mondiale gisu leen ko mu jóge fenn ci àdduna bi man ñi ma waxal yépp comme wax naa leen ko muy sénateur di congressman di bépp homme politique di bépp association bu ma waxal ci àdduna bi nee nañu benn libération rek ngeen mën a defal seen dëkk mooy révolte rek ngeen mën a defal seen dëkk révolte kese ngeen mën a defal seen dëkk te révolte boobu moom la ñuy waaj ci ay fan yu néew ma bëgg see remercier nag kenn ki nga xam ne moom mooy suñu coordinateur international muy Mohamed Fadel Dieng ak ñeneen frères yi ñoom Clédor ñoom Alassane Djigo Maam Sène Reine Diop Françoise Hélène Ousmane Ba Sali Diop yaa xadi yéen ñëpp ñoo tax ñuy wax ñu leen di ñaanal yàlla fekkeloo ñu jour boobu te ñaanal leen brother Assane Diouf maa ngi leen koy waxaat ñaanal leen suñu frère Assane Diouf est quelqu'un c'est un héros au Sénégal Assane Diouf c'est pas un n'importe qui ndax de bu leen neexee ngeen ne moom dafa doon saaga xëy na man saaga indiw ma ci li mais moo ma ci indi donc bu dul dara remercier leen ko pour man parce que he give me to you guys man Assane Diouf moo ma leen may Assane Diouf moo ma may Sénégal parce que nee naa leen balaa Assane Diouf I didn't pay a lot of attention to this I had other things I was doing vraiment du ko bëgguma Sénégal mais dama dul loon prêter attention parce que pour man comme li ma la wax rek xam nga fenkat yi ñoo lay gën a jege donc dañ leen ne Sénégal bii de mi ngi nii Sénégal bii de mi ngi ne léegi yow nag ndeysaan doo xam mais nee naa la depuis kaaw Assane Diouf léegi dama occupé jaral na ma fay ay nit pour ñu wax ma li xew jaral na ma ñu may won information yu bees yu xew man ci sama bopp damay wax ak ay société yoo xam ne dañu am business ak Sénégal damay dugg ci réseaux sociaux yi damay xool lépp mais wallahi mes frères et sœurs français wax na ko de waaye ma wax leen ko ci anglais only if you knew what I knew ay cey boo xamoon li ma xam wallahi yow da ngay toog nga ne mais man xanaa man damaa def boo xamoon li ma xam waxuma la déjà doo votel Macky Sall waaye wallahi yow di nga jël bombe dem exploser sa bopp ci kanamu Macky Sall pour rey ko c'est pas possible Macky Sall dundam sax dafa daganul dundu Macky Sall sax daganul dundam laa la wax de dundam daganul
mais mi ngi ñuy duutaat fan yi xam nga Amérique moom ñemewu fee ñëw ndeysaan dafa ñàkk jom parce que daf ñu ragal ñun daf ñu ragalee xel parce que gis na li xew ci réseaux sociaux yi ñemewul donc Mimi Touré golo bi la fi yónni woon comme ni ma leen wax ndeysaan doomu docteur bu baax boobu ah ndeysaan kooku moo fi ñëw ku tekkiwul ndaw su tekkiwul dara ndaw soo xam ne yow sa papa dafa am yaakaar ci yow dem jàngal la ci àdduna nga jàng am diplôme àdduna yooyu yépp nga bëgg koo jaayee jën njaam par exemple tey nit ku baax boo demee ci àddina nga liggéey nga am xam-xam man defe naa pour ñëw la njariñ sa dëkk yow nga jël loolu di ko jaayee njaam xam nga ne kooku tekkiwul dara voilà donc aussi it's important donc comme ma wax leen ko rek ma remercier leen xam naa nag comme li ma leen di wax toujours lii tax may bañ a tudd tur mooy boo tuddee tur da ngay juum gis naa fi siste bi maam seen sànq muy nuyoo siste ñu ngi lay delloo nuyu sëtu buur gars yi ñoom yaay faal gis naa leen ñoom sali yaaxat yi yéen ñëpp vraiment Abdou Diouf Lemzo xam nga rek comme niñ leen koy waxee xaadim gis naa fa aussi suñu frère bi Titi Lazo gis naa leen fa donc maa ngi leen di nuyu gars yi yéen ñëpp vraiment maa ngi leen di nuyu gis naa fa aussi Balla frère Balla aussi Balla frère ñu ngi lay nuyu Philippe we said what's up to you Philippe aussi frère la bu yàgg boo xam ne ñu ngi ak moom ci réseaux sociaux yi nañu xuus rek frère dina baax we're gonna go together inshallah and we're gonna free our country kooku Mezzo Sall you know one love we say hello to you guys all xam nga comme ni ma leen koy waxee rek gënuma leen man I'm no better than anyone bu ma leen tuddul du ko par exemple dama defe ne man maa leen gën wala dama rëy déedéet sometimes xam nga li ñu lay wax rek ñu ne boo tuddee tur da ngay juum ak Rama Thiam aussi mi ngi bëggoon participer mais xam naa prochaine fois rek sister donc nga lebal ma ko donc Alaaji Njaay merci ñu ngi leen di nuyu donc vraiment c'est important comme ni mu lay koy waxee ñun Sénégal yàlla dafa def frère Ousmane Ba sama xarit Ousmane yow moom xaw ma lu ma lay wax mooy li may wax gars yi rek yow boo demee xanaa da nga bëgg kon ñun ñëpp ñu dem parce que yow njëriñ bi nga amal Sénégal donc vraiment mooy loolu ñun Ousmane yi comme niñ leen ko waxee rek we gonna fight te nag gënuñu kenn comme niñ leen ko waxee yàlla dafa def rek we doing all we can dañuy defal suñu dëkk lépp lu ñu man we doing everything that we can for our country kenn fayuñu ci dërëm you know comme li ma la wax rek bu ma fi toogee di justifier it will look crazy comprendre il faut je te parle inbox Khadim Bamba ok frère amul problème yenn saay rek problème bi may am message yi day overwhelm ba nga xam ne du ma mën a jot ci yëpp so just understand me mais lu ma ci gis rek incha allah dinaa ko tontu Alassane Diop vraiment merci ñu ngi leen di gërëm Moma Diagne ñu ngi leen di gërëm aussi c'est un peu compliqué pour ni ñu leen koy waxee rek it's not gonna be easy parce que tamit lu yomb ku ko bëgg gars yi nañu waxante dëgg nag ñu bëgg a changer réew mu mel ni Sénégal loolu bu yombee ni aji mango wala aji orange xolli lekk donc ça ne vaut rien donc ce qui veut dire que Sénégal mérité wul dara du yomb it's not gonna be easy wax naa ba bëgg a kannasu wax naa ba amatuma énergie maa ngi def ba yenn saa yi du ma mën a jóg taxaw but Sénégal is worth it we talking about a country waxuñu kaasu café sax defar ko dafa jafe kenn ci yéen wax leen ma kan moo mën a fabriquer café tey waxuma leen ngeen jël Nescafé sotti def ci meew déedéet demal sa kër nga defar nga créer kaasu café à zéro amuloo café amuloo meew amuloo dara créer ko nga xool ni mu compliqué donc mes frères et sœurs changer réew du yomb we talking about changing a country we talking about getting rid of a dictator Macky Sall nee na leen ñàkk nguur gi ak ñàkk bakkanam moo ko gënal mu ñàkk bakkanam moo ko gënal ñàkk nguur nee na moom dina gagné mu neex sénégalais ak mu naqari leen au premier tour soo des nañ ko jëflanteeg moom nañ ko won ne que ñu nit ay góor lañu xam nga listen we got balls li américains yi di wax jëggal leen ma ni ma ko waxee jëggal leen ma ci wax ji we got balls we gonna show him we got balls dinañ ko won dinañu won Macky Sall ne ñun tamit ay góor lañu dañoo gànnaayu we gonna show him du yomb nag it's not gonna be easy
It's not going to be easy. Under any circumstances, by no means is it going to be easy. Do you remember? It's not going to be easy. Listen, we're facing the biggest challenge Senegal have ever seen. Mooy ñu ngi jàkkaarloo ak challenge bi gën a rëy bi Sénégal mës a gis dans l'histoire du Sénégal mooy nga am président dictateur boo xam ne bañul dara xam nga loolu sénégalais mësul jàkkaarloo ak moom jàkkaarloo nañu ak Ablaye Wade mais Ablaye Wade dafa gëm réewam dafa bëgg réewam donc da toll na foo xam ne moom ci boppam day ne déedéet man yàqum Sénégal jaraluma nguur mais Macky Sall Ablaye Wade bu ko neexoon tey du wàcc nañu waxante dëgg bu ko neexoon mu utiliser armée bi police bi ak xaalis bi continuer luubal bañ a jóg nañu waxante dëgg mais population bi ñu jógee moom lan la def ngoram may na ko mu ne ah vraiment dinaa may doomu aadama yi ñu génne seen frustration. He could stop that. Macky Sall loolu la ñu bañ a may nee nañu damay nangu seen dignité nee na doomu sénégalais yi dañu réew nee na ñun dañoo réew léegi la xam suñu réewande. Macky Sall nee na doomu sénégalais yi dañu réew ñun ñëpp daf ñoo bëgg a simmi tubéy ñu def taatu neen ci mbedd mi. He doesn't respect us but we are not gonna allow him to do that. duñ ko may we are not going to give this man not one centime duñu may Macky Sall centimètre man nag comme ni ma leen ko waxee citoyen sénégalais laa bu bëgg a liggéeyal réewam. I only want to work for my country wutuma nguur de. What are we doing? We're doing it right now and we give the country back to the people who needs to run it. dañu bëgg a foqarti dëkk bi ci loxo Macky Sall jox ko ñi ko mën a gérer soxla naa aussi nag 5 volontaires parce que dañu bëgg a dem marché ci consulat bi donc soxla naa 5 volontaires 5 rek pas 10 bu ma amee 10 jël bu ma amee 25 jël mais 5 volontaires ngeen inbox ma boo leen nekkee ci côté New York bi ngeen inbox ma seen tur seen numéro de téléphone. Parce que dañu bëgg am réunion suba vendredi suba ci ngoon donc dama bëgg ñu dajaloo ci réunion boobu ñu waxtaan ñu teg suñu ay plan parce que dañu war a organiser marche bi donc mënuñoo réunion ak 50 000 personnes donc soxla naa 5 volontaires yoo xam ne vraiment ci groupe yi pour marche la damay génn ànd ak yéen te loolu Amérique fii lañ koy defee dagguñu bopp kenn rendiwuñu kenn gaañuñu kenn we all working together laajuñu kenn dërëm we not asking for anything. sama biir oto laa leen di yóbboo Macky Sall Express bi bu ñuy dem parce que oto bi 5 personnes rek la mën a jël ci ginnaaw ak benn ci kanam donc 6 loolu moo tax may na 5 volontaires parce que bëgguma yen kenn lu diis loo xam ne mënu koo yenu donc 5 volontaires yooyu ma soxla bëgg naa ngeen bind ma inbox ma seen numéro de téléphone aussi boo leen ma mënee sax woo baax na mais ku nekk Sénégal du ñu amal njariñ donc loolu ci territoire Amérique bi spécifiquement New York bu nekkee New York ak New Jersey sax baax na mais bu nekkee New York moo ñuy gënal comme ça duñu sonal keneen mais dañu bëgg a xam nga am marche bu ñu organiser boo xam ne dañuy dem jàmmaarloo ak dof yi encore du saaga du manquer respect du dara mais dafa am loo xam ne dañ ko woote waa Pastef dinañu ñëw waa parti politique yi yëpp dinañu ñëw mais nee nañu ma man tamit aussi Ousmane ak ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm suñu cause ñun tamit ñu indi 5 volontaires te xam naa ne brother Mame Thierno moom yow kenn waxul I know you were in and Fall Sarr donc I know you were in donc ok loolu la rek yéen ñi ci nekk 5 personnes s'il vous plaît ngeen inbox ma comme ça ma am seen numéro téléphone ak seen tur comme ça ñu woowante ñun ñëpp ñu ànd xeex li nga xam ne mooy injustice bi nekk suñu dëkk. Macky Sall aussi gëm nañ ne dina ñëw fii ak fukki fan parce que Nations Unies bi boo leen fàttale ko ndeysaan Sénégal moo doon ci dëkk yi njëkk wax bu Amérique pare ak France ak dëkk yi am doole bu ñu parewaan Sénégal mooy doon mais léegi Macky Sall simmi na Sénégal tubéy Sénégal c'est parmi les derniers pays qui vont intervenir aux Nations Unies donc nee na du ñëw nee na ministre bi lay yónni waaye kum fi mën a yónni wi gën a teach you a lesson kum fi mën a yónni nag dinañ la jàngal leçon donc gars yi maa ngi leen di bàyyi njaboot si yëpp ñibbisi nañu donc maa ngi leen di tàggu ba beneen Inch'Allah, donnons-nous rendez-vous samedi avec notre frère Ousmane Ba. On viendra ensemble samedi. Inch'Allah, ñu waxtaan ak doomu sénégalais yi ñu won leen ne ñun de ñun ñoo ànd ñun ñi opposé Macky Sall yëpp ñoo bokk ndey ak baay ak fu mu mën a nekk moom nag ndeysaan démb wax na leen nee na moom il vote Sonko man duma leen wax sama secret de sama secret c'est mon droit
sama citizen right la donc sama coobere la boobu man dama koy denc mais sama frère bi moom démb joxe na moom nee na leen moom Sonko lay voté donc waa Sonko am nañu gante am nañu libéraux bu baax. They do have somebody who's very powerful, somebody who's very smart and very brave. Donc vraiment ma leen di ñaanal jàmm rek suñu frères yi yëpp Sénégal partout dans le monde ma leen di ñaanal jàmm yàlla may leen jàmm donc fii ak suba ngeen pare incha allah sama gars yi ñi ma war a inbox bu leen ma fàttee inbox donc ginnaaw suba dinaa ñëw live ak suñu frère bu baax bi Ousmane Ba depuis Canada merci encore en bonne entente.